ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci l'après vendredi 17 juin 2022 li xew d'abord ci bés bi li ko jiitu ndax loo gis dafa am sabab ak gannaaw manifestation yi. ndax li ñu remarqué fan yi avec la complicité de ñenn ñiy wooye seen bopp porteur de voix moo xam politique média wala leader ci yeneen secteur mooy bëgg a daganal loo xam ne du yoon le droit de manifester bu ngeen seetloo la ñenn ñoo xam ne mënuñoo dajale téeméeri doomi aadama bëgg a def ñaawteef ñàngal ko garaawal ko comme si que manifester léegi délit la alors que ñàkk autoriser manifestation mooy jalgati yoon fa la tooñ tàmbalee. Sénégal naafeq bi tollu na foo xamante ni takk der dafay jàkkaarloo koo xam ne yorul ngànnaay jógul ngir ray mbaa gaañ droit de manifester lay réclamer cay kàddu ba drapeau national ñu viser ko avec un bar réel dóor ko mu dee. lii Sénégal yépp waroon jóg daal di koy dénoncer mais au lieu que ñu ñaawlu loolee yoon di wooyu homicide volontaire jël bakkan ci tayef déedéet du choqué yéen teg xel yeeg tappalekat yi jaay ni dañoo dëggu te dëgguwuñ. am na ci ñoo xam ni léegi jaar seen tur sax dañuy diis bakkan bi dem pour ñoom amul solo dañuy préférer yee yaay di attaquer ñiy dox ñaxtu wala ñu ne dañuy ñaawlu benn objet boo xam ni dafa yàqu loo xam ni bakkan na ko gën a foor doomi aadama mooy li yàlla gën a fonk. ñu ciy profité di masaw di jaal ak a ñaanal mboolem ñi seen bakkan rot ba su vendredi 17 juin ñoo xam ni comme li xewoon mois de mars moment bi ñuy jël seen bakkan représenté wuñu woon danger dugguñu woon pour ray ba ñu mën a wax légitime défense. waaye bu leeree ni Macky Sall Moussa Fall bu gendarmerie ak Seydou Bokar Yàgg bu police ñi nga xam ni ñoo commandité ray yooyu que li lépp daañu leen ko fay après 2024 nañu jëlugum seen temps ñoom ñëpp ci kaso bi lañ jëm te bu boobaa yaa fuus bu fi taxaw naan règlement de compte mbaa fayantoo wala Sénégal dëkku jàmm la nañ ko waxtaanee di wax waxi maslaa jeunesse bi taxawoon ngir génnee Sénégal ci loxo yu bon yi mu nekk ñoo koy digal ak yow. ñun de en tout cas ki fiy toogaat après Macky Sall bu fekkee ni leerlul dossier yu suñu martyr yi ñu rey ñooy nekk premier opposant am taxaw jaamarloog moom. li xewoon bésu vendredi 17 juin nag ku yàgg suivre vidéo yi def après événement yu mars yi 2021 warulaa bett benn yoon. umpul kenn ni gannaaw événement yooyee Macky Sall dafa recevoir Tony Blair saay-saay bi nga xam ni léegi dafa ubbi benn cabinet di conseiller président africain yi nga xam ni dañu namm noot seen réew te amuñu ay pexe. Macky Sall di ko consulter régulièrement ba bi ci mujj Tony Blair da ko jox benn projet de loi mooy projet de loi boobu juróom fi coow ci wàllum terrorisme ak ay stratégie. lii defoon nañ ci vidéo le 5 juillet 2021 daaw. même Tony Blair boobu noonu moo doon defal consultance Alpha Condé ancien président bu Guinée gannaaw ba moom Alpha Condé amee woon yéene noot guinéen yi yootu troisième mandat ba noppi keñe ko par force te kenn du saqat ku génn ñu ray la. yan stratégie la Alpha Condé utilisé woon Guinée bi muy forcé loolu noonu ci conseil yu Tony Blair ñuy suivre actualité sous région bi mën nañu seere. boo jëlee benn ci opposant yi ëppoon bayre muy Cellou Dalein Diallo pour bañ bu génne ndaw yi topp ko di manifester dañu envoyé takk der këram ñu wër ko ba mu daj pour bañ mu déplacé wu te itam kenn du am accès ci këram. même technique yi la Macky Sall di appliquer jamono ji Sénégal gis ngeen bërki démb li xew kër Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz. instant bii nii dafa nekk di tester benn méthode boo xam ni Tony Blair moo koy conseiller les dictateurs africains pas pour élection législative yi dong bëtu Macky Sall romb na assemblée nationale mais ëllëg bés bu ne sama troisième candidature bàyyi naa ko ci loxoy conseil constitutionnel parce que nii la ko bëgg a doxalee ne léegi 7 magistrats yi ñooy décider loolu bu boobaa nan lay nooter l'opposition radicale bañkat yi ba kenn du génn sa kër ba noppi sant Moussa Fall ak Seydou Bokar Yàgg ñu wax seeni élément ñu rey bépp jeune bu génn manifester. lii mooy enjeu bi fii la ñu jëm. ku naan jàmmaarloo yi am bërki dem mbiru liste kese la c'est parce que xamoo
wala xam nga fi Macky Sall nar a jëm ak ñun mais da ngay tappale ak a jaay muus. moo tax ñi nekk di wër di wax depuis bërki démb surtout benn parti ci opposition bi mel ni conseil constitutionnel ci dëgg la ñu nekk ñoo ngi leen di xaar ba booba wax jotagul. parce que Sénégal bu injustice dalul sa kaw da ngay jàpp ni sama yoon newu ci parce que concerné wu ma waaye bés bu demee ba dal sa kaw di nga ci wéet lool te bëgg ku la waxal te doo ko am. Macky moo ñu gën a xam ni bu autorisé woon manifestation bu vendredi 17 juin bi weesu coow di jib baldu tàkk lépp dafay xew ci jàmm ak salaam te loolu mooy gën a sedd pour suñu way takk der yi ndax duñ fa nekk di dàqanteeg sànni gaz lacrymogène ba yeggi ca rey. mais Macky moo am un projet jaay doole ndax li mu bëgg ci doole kese la ko mën a amee muy 3e mandat. léegi ci interdire manifestation yi nga xam ni amul benn danger la koy testé maanaam jéem a natt dooleem balaa 2024 matt tuñ toog pale naan ñaw kekkantoo ci yoon woowu la nekk. président bu amul benn classe ni élégance ni personnalité lii la ñu yàlla natoo. moo tax bakkan yi rot daaw ak ren ci manifestation yi ku dul naaféq xam ni mooy le seul responsable ndax dafa gis lu gën a yomb muy autoriser manifestation maanaam woo quelque takk der ne encadré leen ñii ku ne taxaw wax lu la métti ñibbi sa kër ci jàmm ak salaam réew mi am jàmm loo xam ne yoon moo ko may droit la. mu ne déedéet du def loolu dafay yomb sinon dafay may opposition bi wane seen doole ci mbooloo na ko interdire déployer ay moyens yu dul jeex loo xam ne moo gën a métti ku génn ñu ray la. lii mooy doxalinu Macky Sall. te bu ngeen amee tuuti seetlu maanaam soxor ak iñaan bi Macky Sall nekkee moom Macky Sall dafay jël temps di recevoir ay Tony Blair Nicolas Sarkozy ñoo xam ne léegi ay cabinet lañu créé pour faire du lobbying. par exemple président bu soxla noot askanam ñu xelal la wala ay yoon tëggal ay loi nga fay leen ay millions d'euros ñu dem seen yoon. lii nii Macky Sall di ciy investir lu bare bari te moonte moment boobu noonu temps bi muy jël ngir tëggaay dil nju njaaj mënoon naa santaan ay sondage ci lan moo tax chômage bi bari jeunes yi liggéeyuñ naka la ñuy réformer suñu université yi ak lycée yi pour ñu wàññi théorie bi tey jàngale métier. ñi génne ci daara yi naam soxla nañu ay imam ak ustaas waaye ñëpp mënuñ koo doon. naka kon la ñuy intégrer formation professionnelle ànd ceeg sëriñu daara yi ngir ndongo bu wàccee ba noppi te bëgg a liggéey mën am secteur boo orienté wu. xool ñi nga xamante ni teg nañu dara wala am ay projet d'entreprise yu rentable wala entrepreneuriat ñu fexe ba financement yegg si ci ñoom te du am benn parparloo ñooñu di employé ñeneen di fay ay impôt Sénégal di gën a am xaalis suñu économie jëm kanam te doomi réew yi ñoo koy doxal. moment yi yeneen président yi di xalaat lii Macky Sall moom mi ngi xalaat naka lay toggaatee ci lu gën a yàgg ci boppi réew mi jaare ko ci doole jënd ay ngànnaay recrutement masse gendarmerie ak police pas pour kaaraange sénégalais yi ndax tey la wàllu gën a ay mais bés bu naree force li mu bëgg mu am ñu ko dumal askan wi. donc toog naan ndaw ñi bu leen génn manifester mooy système bii nekk fi te leen a garantir avenir bu tane noot leen toog leen muñ ko doon un esclave soumis. suñu réew yi rek ngay gis étudiant bu nekk 3e année licence xamul bu paree lu muy doon. suñu réew yi rek ngay gis ñu jël benn parti ci askan wi ñi ñuy wooyu doomi daara ne leen budget njàng mi bokkoo leen ci. xale yi ñuy formé foofu noonu seen avenir ak ëllëg lu ñuy doon suñu yoon new ci citoyen à part ngeen. fii ci Sénégal chaque année entreprise yu ndaw yi ñuy woy PME petite et moyenne entreprise téeméer yoo jël 65% yi juróom benn fukki yeeg juróom yi dañuy tëj chaque année ndax état jàppalewu leen te itam dañuy seetaan société yu mag yi bàyyi ko bitim réew di leen nappaaje marché bu gën a ndaw duñ ko gañe. lenn moo fi am te sénégalais mën koo dund ci biir réew mi mooy taxale benn liggéey bu ndaw wala di taaba pour dundee maanaam di liggéey loo xamante ni chaque jour di nga mën a jox añ reer mu bokkul réew mi léegi ñi fi reer bareetul. bul xalaat feebar ndax boo yorul da ngay dee ci hôpitaux publics yi ak yeneen te lii yépp li ko waral mooy gouvernement boo xam ne amul politique ngir askanam surtout ay ndawam ñoom seen bopp dong ak seen njaboot. ba noppi nag ni duñu dem
même ba ci élection yi nga xamante ni am nga possibilité ngir soppi li fi nekk duñ ñu may ñun sénégalais yi gannaaw déception bi ñu teg ñu tànnaat ñeneen xool lu muy joxe. Macky Sall dafa ne loolu du fi amee moom dafay toogaat ci nii wala ci nële dicté règle yi voté loi am éliminer ñu ko neex fabriquer ay résultats élection toog di xaar ba kenn génn. léegi nag ñi nga xam ne nangu nañu lii ngallaawaay am nañ ci droit nañu toog muñ ko te noppal jaamu yàlla yi ci ku manifester yaay perte ndax ñi ngay waxal naan bu leen génne xeex ñëw la gën a conscient gën laa xam fi Sénégal toll ak fi ko Macky Sall bëgg yóbbu. déjà yabaate mënul weesu nga toog sa kër jàpp ni yaa gën a muus gën a yeewu ki génn di ñaxtu fii ku fiy xeex sa bopp ngay xeexal fi Sénégal toll ñaar moo am soit taxaw temm ngir dàkkal projet bi Macky Sall namm muy noot ñu ak clan am wala toog di seetaan bàyyi ko mu déroulé ba saa yu ko soobee toog ba 2035 moo xam boole ko sàcc ak nguuram gën ñoo tayle tubaab yi salfaañi mboolem secteur ci réew mi te bu boobaa bu fi kenn naan ani mouvement nangam wala politicien sangam ndax ñiy toog naan jarul génn di manifester même personne yooyu noonu ëllëg bu daraamee moo xam dund bi cher wala benn scandale am personne yooyu noonu ñooy toog naan ani mouvement Y'en a marre ana activiste yi te ñoom kenn du leen génnuloo fa ñu toog la ñuy toog di commenter. léegi nag bu ñu nangoo bàyyi Macky Sall ci lu ko neex ku sonn na nga taxaw xeexal sa bopp bu ko xaar ci benn mouvement na mouvement yi am seen fulla toog jàpp seen jàmbur kenn du fi jóg di xeexal kenn di la porteel say combat wala di la wàccal ci mbedd mi ñu def ko réew bopp sa bopp mbir mi question de choix la. fi ñu koy daanelee nag waxoon nañ ko te dañ koy baamtuwaat mënuñoo wax résistance te amul organisation. ñun suñu wàllu bopp li ñu gëm mooy Macky Sall wax yu neex jëlewu ko fi ñaan njekk jëlewu ko fi maslaa jëlewu ko fi ndax élégant wul faalewul loi respecté wul doomi aadama baadoola bu jot ci nguur la. bu réew tollee fii nag constitution dafay maye liñ naan droit de résistance maanaam bañ boobu nag jamono jii parti politique mouvement citoyen organisation ndaw yi ak société civile yi nga xam ne bokk nañ ngëm-ngëm ñoo bokk li ñuy xeex jot nañu organiser wu ci benn collectif de résistance comme li xewoon 2011 ak M23 loo xam ni askan wi yëpp ñoo ciy gis seen bopp région bu ci nekk am cellule boo xam ni fa nga nekk ngay toog di doxal di organiser ay contestation populaire ci mbooleem jafe-jafe yi sénégalais di jànkoonteel mu doon ay activités yu tasaaroo fépp ndax solution bi du dajaloo ci benn bërëb rek lii du stratégie bu baax. bu Macky Sall nag décidé ni réew mi kenn du fi doxu ñartu kenn du fi marche loo xam ne yoon moo ko maye ku ne dafay am droit désobéir réew moo xam ne kiy woote président respecté wul loi yoon amatu fa jaratul sax di bind préfet pour jóglu ay manifestation improvisée moo fi am résistance ay marche populaire régulièrement ba keroog Macky Sall di ñu abal bu dee dafa fas yéene jaay doole rek moo ko fiy jëlee. te pour loolu il faut que mu am benn organisation bu dépassé ay parti politique sénégalais bu ci nekk gis ci boppam ngir loolee mën a antu kon tax seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.